camarade ñi ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di rafetlu taxawaay bi ak mobilisation bi camarade yi def comme ni ko camarade yi wax léegi yàlla dafa def fan yi passé dañu toog en intersyndical doon analyser situation bi ñu toogee ba waxtaan ko càmbar ko ñu gis ne nag léegi mbir mi dafa laaj taxawaay bi mooy lan mooy comme ni ko fi ñenn waxee léegi nii ginnaaw bi nga xamee ne état Sénégal dafa résilier contrat concession bi waxtaan nañu léegi dafay accompagner transition bi génne woon budget boo xam ne moom la waroon accompagner transition bi far budget bi échec ñu dajewaat ak le ministre de tutelle mu ni léegi comme léegi budget boobu échec na dinañu yokkaat prolonger paiement salaire yi dinañu fexe très rapidement nu ñu génnee pièces yi nga xam ne moom la ñu commandé woon pour réhabiliter machines yi balaay octobre on fera tout pour que ngeen reprendre seen activité autonome di gérer seen bopp. bi ñu toogee keroog ñu xool ni c'est le 15 octobre dégguñu sax luy nduru machine buy ñëw dégguñu sax luy nduru position parce que c'est vrai s'ils le disent souvent nous les payons sans ne rien faire malheureusement loolu buñ koy wax tamit dafa nekk wax koo xam ne leeraluñ ko parce que ñun ñi ngi liggéey li koy wane mooy saa yu ñu arrêté suñuy activité saxaar benn daw ci biir dëkk bi xëy na nag nañ doon liggéeyatuñ ko parce que suñu production moo wàññeeku te loolu du suñu faute ñun ay liggéeykat lañu boobu ba léegi réclamé wu ñu lu dul ñu jox ñu suñu outil ak moyens yu ñu liggéeyee li ko wane mooy barki démb nous félicitons encore une fois les camarades de la deuxième SAC si je dis deuxième SAC c'est un peu bon xaw a yeey xel yi sax ak waa dépôt vapeur ndax Thyssen bi nga xam ne moo defoon accident bi Thyssen bi nga xam ne moo defoon accident bi ñu dugal ko ci atelier yi yàlla def ñu naan expertise amu fi camarades yi nekk chaudronnerie ak dépôt vapeur ak AMM ñoo taxaw nekk bloc liggéey ko ba tey fu mu ne nii Thyssen baa ngi ni taxaw kuñ la ne kii moo accidenté woon doo ko gëm ak nag léegi delluwaat ko mu amaat performance sax ba mu amuloon bi muy nekk en commun corps bi muy nekk en activité kon ñi wër di naan expertise amu fi wala xam-xam amu fi lu leen neex rek la ñuy wax li ñu naan nag qui veut tuer son chien l'accuse de rage loolu nag ci la intersyndical bi taxaw nag yeewu daal dina nag léegi bu ñu taxawee kon day mel ne léegi kon ñoom état bi dañoo complot gannaaw ba ñu nangoo terre bi fexe ñun nu ñu naxasale ba bu ëllëgee ñu woo ñu ab ruq jox ñu des montants yoo xam ne du dara nañu nag dem leen toog seen i kër jël chemin de fer nag pàccoo ko te ñun actuellement les camarades l'ont dit tout de suite dem nañ ci mag ñi dem nañ ci ñëpp li ñu xamal dañ ñu ne dono ngeen yor ndono boobu fexe leen ba bu mu yàqu seen loxo loolu moo tax tey ñu ne dañ afin barki démb jeudi avant ñu dem Dakar lañ ko programmé woon pour woo travailleurs yi sensibiliser leen ci position bi ñu jël actuellement informer leen ci point de presse bi ñu waroon def Dakar informer leen ci arrêt de travail de 24 heures bi ñu waroon def pour avertissement à l'État par rapport à la situation et à l'arrêt de comme encore et à la décision unilatérale d'arrêter le train de Magal sans concertation avec les cheminots yàlla def na foofu aussi ñu ngi ciy félicité waat liggéeykat yi parce que am na ñoo xam ne sax ci bis bi lañ ko yëg mais biñ ko yëgee dañoo taxaw jonn exécuter mot d'ordre bi ba keroog ba ngeen ko seetloo saxaar dewul fépp ci biir réseau bi li ci des nag mooy comme niñ ko waxee démb bi ñu toogee waxtaan lañ ne léegi nañu génn en assemblée générale informer travailleurs ci position bi ñu am sensibiliser leen mobiliser leen pour que ci biir perspective yi ñu jëm décision yi ñu jël comme ni ko camarades yi waxee léegi vers des actions de radicalisation du mouvement buñ ci décider ñu ànd bokk taxaw exécuter ndoo ko tey yàlla def na comme ni ko camarades yi waxee bu ñu fi nekkee di xolli góom bi sax day metti ndax waxuñu sax d'abord manque de couverture médicale léegi rek am na collègue bu ñu woo magasin Jean de Dieu ñu war a déposer caution da ngay daw ci direction générale pour mu déposer caution Saint-Jean de Dieu doog ko war a commencer traiter ba mu dem ay mbokkam fay mu pare mu war a génn ñu naan non nañu dem lijjanti li ñu ko fayee pour mu génn donc c'est des actes yoo xam ne moi je pense que ni actuellement yooyu daf fi war a jóge ñaareel bi weer day dee nga nekk travailleur am ay engagement ci banque
say njaboot nekk ci ay école nga am fa ay engagement war ko fay ay le 5 ak le 6 ñu leen di ridiculiser parce que seeni papa fayaguñ yooyu doon na ay góom yoo xam ne wax dëgg yàlla mi ngi bëgg a yàgg suñu biir xol depuis bientôt 3 ans ñu ngi koy traversé te dafa war a dakk tey fi ñuy wax ak yéen ni association yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ak syndicat yi weer bu dee dañuy dagg ci seen salaire agent yi mu nekk des reversements yu ñu war a reverser association yi ak syndicat yi mais pour te dire chaque fin de mois dañuy toog avec des arriérés de presque de 10 ou 15 mois tey coopérative d'habitat mi ngi ci ay 100 et quelques millions yoo xam ne direction générale yoreel na ko ci reversement waxatuma nag ak yeneen association coopérative yi loolu aussi mu nekk genre détournement de fonds parce que li nga dagg ci salaire nit bu weer dee da nga ko war a jox donc mi ngi continuer te déjà comme niñ ko waxee démb dégg ngeen ni namee nañu administrateur général bu bees continuité la mais bu dee continuité tamit ki ñëw bu fu fekkee situation bu mel noonu il est temps que moom tamit comme ni ko kay doon defee daf ko war a exécuter très rapidement moo tax moi je dis que ni foofu lay interpeller d'une part le ministre de tutelle parce que yomb na lool nag nga dem ci rajo wala nga nekk ci mbedd mi di xas ay nit mais bu la autorité joxee dara yow en tant que ministre de tutelle da nga ko war a gérer tey ñu ngi nii l'administrateur général a été installé à Bamako passation de service bi ñu war a def au Sénégal jusqu'à présent mi ngi am ay lenteur oui le problème en tant que autorité moi je pense que ni ba ñu jëlee décision ne dañuy fal administrateur général la ñu waroon jël toutes les dispositions yoo xam ne dans les 24 heures ou dans les 48 heures lépp lu ñu ci war a exécuter pour mu jël service am dañ koy def mais tey fu mu toll nii on a des problèmes de blocage des problèmes de yu kenn mënul xam lan la ba noppi ñu nekk ci mbedd mi di xas nit ñi. tey ginnaaw bi ñu jógee ci situation boobu ñu ni kon léegi camarade dafa am loo xam ni defe naa kenn waratu ci woo kenn ndax tey bi ñu wootee assemblée générale bi sama xol xaw na jeex parce que toog naa ci biir poste bi ba 11h30 gisuma benn cheminot ñu bëgg a woote waat di bàyyiwaat xel camarade bu ñu wootee tey jataay même bu dee sax day am retard na nekk au moins sax retard 30 minutes parce que engagement wu nit mi ngi commencé ca fa nga ko joxee acte keroog bi ñuy wootee assemblée générale fii lu muy taw am na ñoo xam ne ñëw nañ ci biir taw bi taxaw donc man je pense que ni foofu la nit ñi war a taxawee am na ñu ko fi wax léegi il n'est jamais trop tard ndax tey bu syndicat yi engagé woo te membres yi nekk ci ginnaawam engagé wu ne au même titre que syndicat yi jarul ñu dem donc ñoom ci seen wàllu bopp ñoo war a jiitu responsable yi topp seen gannaaw ndax tey c'est le moment aussi de féliciter certains responsables membres des organisations syndicales qui sont des jeunes yoo xam ne depuis bientôt un mois 2 mois ñu ngi participer ci instance yi même bu dul sax membre de bureau di galvaniser comme encore le mouvement di donner des idées pertinentes yoo xam ne tey ñun en tant que responsable ñu ngi ci jafandu di dem di poser des actes kon donc loolu war na kenn ku ne ci ñun ak foo mën a ne nga xam ne situation bu toll na foo xam ne même si tu n'es pas responsable syndical am na lu la engagé yow en tant que travailleur mooy lii ñëw buy dal ci kaw ñëpp lay dal kon kenn ku ci nekk war na ci am taxawaay boobu. ni ko keneen waxee fii léegi loolu lañ koy waxee waat chemin de fer dafa am loo xam ne tubaab bi ko doon defar dafa xam ni réseau la boo xam ne bu amul ci réew du am développement moo tax bu ngeen xoolee chemin de fer bi ko tubaab bi di defar lépp luy infrastructure am lépp loo xam ne yoonam la wala suufam la dañ ko def titre foncier ba nga xam ne yow boo ko bëggee jël doo ko mën a laal tey bu nga xoolee wax nañ ko fi du jeex du xaaj boo demee Bel-Air entrepôt yi nekk ci biir Bel-Air yëpp di concurrence chemin de fer ci biir suufu chemin de fer lañ ko samp bërki démb bi ñu fi mujjee dajee ak direction générale am na ci benn entrepôt boo xam ne bi ñu calculer devoir redevance bi mu yoreel DBF ci paiement yi dem na ba estimer ko à 900 millions bu ñu toogee tuuti direction générale jël équipe bi dem sur la haute ligne
def nu mu tuddati ramassage boobu ñuy def ci paiement yi ñuy pay ci domaine bi rek suñ ko dee estimer chaque fin de mois mën na nekk au moins 60 millions. keroog bi ñu toogee ak ministre bi nee nañu patrimoine bi nga xam ne moom la ñu bàyyi woon ak ay SNCS suñu estimer ay évaluation mensuelle c'est évalué à 60 millions. donc kon tey loolu yëpp bu nekkee ci titre chemin de fer état nangu DBF en tant que privé téye ko en attendant de trouver une solution mais dama yaakaar ne kon donc lépp luy domaine chemin de fer ci responsabilité DBF la war a nekk te loolu ministre bi wax nañu ko bi ñu mujjee daje ak moom newoon na dina bind këyit bu wane ni léegi lépp luy domaine chemin de fer ci responsabilité DBF lay nekk. kon loolu ñun nañ taxaw en tant que travailleur réclamer ko parce que ñoo ko moom ñoo nekk fii en tant que travailleur di liggéey ci domaine chemin de fer. kon bu ngeen ko xoolee tey suñu évaluer woon un peu valeur u domaine boobu teg ko gage wala ñu jox ko banque bu mu mën a doon wala bailleur bu mu mën a doon très rapidement mën nañu accompagner pour ñu am ressources financières yi ñu soxla pour relancer suñu entreprise. léegi loolu yëpp nag ñoom ñu bëgg ko jël aakimoo ko pour defee ko yeneen projet ñu ngi dégg ay projet MIFERSO ñu ngi dégg yeneen projet yoo xam ne actuellement état bi mi ngi koy am di ko xalaat sans les cheminots. te bëgg koo jaarale ci kaw raay bi moo tax moi je pense que encore une fois engagement bi ñu am ni ak détermination bi ñu am ni nañ ko gën a am bu laajee joxe suñu bakkan nañ ko joxe parce que li ñu moom li ñu xeex suñu alal la. bi ci des nag mooy màggalu tubaab bi loolu tamit ñu ngi koy naqarluwaat di ko waxaat parce que fu ñu wax ci rajo yi ñu ngi naan non raay bi dafa am insécurité. leeral nañ ko barki démb bi ñu dajee Dakar parce que nee naa leen insécurité bi ñuy wax ci biir raay bi ñun de gisuñu ko parce que diggante Dakar ak Thiès bi ñu wax ni TER bi moo fi nekk tey ba nu mu tudd ICS ak GCO ak PTB chaque jour bu ñu xëyee fa la ñuy jaaree seen saxaar te déggaguñu fuñ ne saxaaru bi de PTB daanu na fa ba ay nit am nañ fa ay tolof-tolof diggante Thiès ak Touba. yàlla def na ñun on a eu des informations que suñu direction générale sax commencé woon nañu désensabler diggante Tamba ak diggante Thiénaba ak Diourbel mais kooku bu doon tey ministère wax noonu na ko saxaar du am du dem di louer ay pelle di désensabler du jël personnel am ñu commencé dem comme encore diggante Diourbel ak Touba di xool les mesures yu ñu war a def pour démarrer les travaux donc loolu moo tax ñu delluwaat ñuy wax ñun comme que direction administration DBF dafa nekk ci tutelle au ministère ñoom ñuy def ay réunions périodiques chaque semaine di xam situation wu DBF man damaa yaakaar ni état bu doon jël décision pour arrêter train wu màggal foofu ci réunion boobu ñuy def seen réunion de coordination waroon nañ ko fa annoncer ba DBF ak PTB jël toutes leurs dispositions xam ne màggal du am mais je pense que ni tey bu dee train wu màggal du am quoi loolu laa doon bëgg a wax mu excuser mais bu dee tey le ministre nee na ñoom en tant que ingénieur dem nañ ci voie bi xool ko te ñoom ñu am ay sociétés yu nekk fii di nekk ay sociétés ferroviaires am ay cadres yu fa nekk ñoom ministre lu ñuy wuti ci raay bi di xool naan raay bi baax naam baaxul ils n'ont qu'à demander des rapports aux sociétés ferroviaires ñu jox leen les rapports qu'il faut donc am na ci yoo xam ne man je pense que c'est des déclarations politiques te ñun politique ñu entreprise la ñu yor. suñu wargar mooy lépp loo xam ne lu jëm ci lu dundal entreprise boobu dañ ci war a taxaw suñu kéemtalaay kàttan lépp lu ñu gis lu yàq entreprise boobu dañ ci war a taxaw xeex ko donc moo tax ñu ngi waxaat askan bi ne leen déclaration bi autorités yi def ne ñoom dañoo arrêté train màggal yi par manque d'insécurité amul benn yoon fu ñu ci associé amul benn yoon fu ñu ci àndee ñun en tant que travailleur ferroviaire tey bu ñu waxoon dans une semaine que ni dañoo bëgg saxaar gi dem que mu déparé Thiès sax sur le faux. bañ a départ ci zone yi ñuy wax sax ni ñoom dañ ko wóoluwul ñun pare nañu pour mettre toutes les dispositions qu'il faut pour saxaar gi dem. beneen bi nga xam ne nag moom la ñuy tëjee en fin de compte mooy di ñaaxaat kenn ku nekk ci ñun njëkkee ko man d'abord ci sama bopp ndax camarades yi wax nañ ko léegi fii collaboration entre direction générale ak organisation syndicale mënul ñàkk parce que dañoo bokk liggéey bi waaye nag dama yaakaar ni collaboration bi dafa war a nekk collaboration boo xam ne kenn ku nekk da ngay sàmm sa àq ak sa yelleef
mooy moom ni muy sàmmee mission bi ko tax a jóg moom en tant que direction noonu la syndicat bi war a bàyyi xel moom tamit mission bi ko tax a jóg en tant que représentant du personnel. kon loolu moi je pense que encore une fois dañ ci war a taxaw parce que tey fii ñu toll nii 2 mois moo ñu dese pour ñu dem décembre te tey fu mu toll nii bu ñu amul benn aperçu ci suñu diggante ak état bi position yi mu jël pour relancer activité bi wala pour tontu ñu ci lu leer ci diggante bi ñu jëm nii par rapport à au devenir de DBF mooy buñ ca paree dugg nañ ci ay élections te buñ dugg ci élection kenn talatuñu kon donc taxawaay bi comme ni ko camarade di waxee léegi buñ ko bu laajee des actions unilatérales wala ay actions yu mu mën a doon bu kenn wax ni non gars yi kat dañoo toog seen benn roq décider li ñu war a décider rek doog ñoo woo fii lañ leen wax en assemblée générale wax ak yéen li ñu bëgg ak li ñu nas. kon bu ëllëgee décision bi fu mu mën a jógee même bu bettee sax ñu am lu ñu bett ñu dugg ci biir roq bi génn décider ko nu ñëpp ñëw taxaw nekk bref te xam ne kenn ku gaañu ci ñun rek ñëpp a gaañu kenn ku gaañu ci ñun rek ñëpp a gaañu pour ne pas nag ñuy bàyyi xel ni parce que tey ñu ngi jëm màggal damay bañ ñu jóge fii ci assemblée générale bi pare ci gars yi ne voilà seen wax rek la ñu yor fàtte nañu lépp non ñun ñoo wax fii démb ci réunion ni comme dañoo jëm ci màggal te nit ñi dañuy waajal màggal bi nañu suspendre activités yi ba le 31 décembre ba mercredi sabrla 31 octobre fekk nit ñi dem màggal ga ba dellu si noppalu ko ñaari fan ñu doogoo convoqué waat kon bu fi kenn wax ni gars yi dañ doon wax rek génn nañu dem fàtte nañ la ñu waxoon loolu nag la ñuy tëjee di ñaanal ñëpp yàlla def ci kàttanu borom bi ñu am moyens yu ñu demee màggal dem màggal ci jàmm fekk fa jàmm dellu si fekkaat fi jàmm. nangu kër gi ci Jaber ñun d'accord ñu woon sax pour ñu nangu ci kër gi ci Jaber parce que wóolu wuñ leen woon te ñàkk wóolu gi ñu leen def moo am ba jusqu'à présent fi ñu toll nii ñu nomeel ñu un administrateur bi Gabriel Samb man duma ko critiquer parce que dañ ko jox mission ne ko détruire ñii doxalal nii ca loola ñu ko jox ca loolu la doon liggéey moom dafa am ndam ci li mu liggéey ñun ñoo des ñun cheminots yi ñun ñoo bàyyi sunu manin ñun la ñu xamoon ci syndicat mooy lii ñoo ko moom dañu ko war a jox lii dañ ko war a faj ñu faj ko loola la cheminots yi bàyyi te loolu il faut que ñu dellu ci bu ñu bëggee defaraat sunu kër gi Abdou Ndéné Sall nag kooku du référence parce que fa mu jaar ak Jo Samb ba loolu am noonu la ñu def ba indi fi un nommé Kibili nag ñun xamuñu ko Kibili parce que Kibili lii mu jógtee lii mooy tànk yu raw li Jo Samb def loolu la nar a def nii salaamaaleykum maaleykum salaam yow ñëwoo ci kër gi seet si waa kër gi seet si cheminots yi nga toog Ndakaaru naan la kenn du ko wuyi Kibili ci boppam moo ñëw fii recevoir nit ñi ci salle bi cheminots yi wax ñu dégg li muy wax bu dee luñ mën a dégg ñu xam bu lu mën a dégg ñu jàmmaarloog ñoom te nag gars yi kër gi nag dafa jot nag pour ñu xeex nag xeex dafa jot xeex nag sans arrêt parce que ñun dañuy raayal na ñëpp nekk secrétaire général fii ci kër gii ñu àndandoo à l'unanimité xeex li xew ci kër gi nag mosuñu fee am dara te xeexuñu ko fii ci force bi la naan taxaw di wax buñ fa jógee ne anawan la guerre dem ci guerre gi looloo ñu mas a may te loolu dañ ko bàyyi gars yi pour ne pas mënuma dugg ci détails yi fi am yëpp mais li ma bëgg a xamal cheminots yi daal moom mooy ñun ñu ngi ci kanam mais na ñëpp ñëw ànd ak ñun lu ngeen wax ci loolu la ñuy def man ci loolu laay dox nan booy ànd ki nit da ngay ànd nit ci ngor te man loolu laa xam te ci loolu laay dox lépp loo xam ne cheminot lañ bëgg ci laay taxaw bu ñëwoon tey arrêt total tey fa laay commencé bala je vous remercie. nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di wax ne fii Cheikh daal di leen fa lay jële xeex effectivement dafa jot ndax dañ ñoo jekku bëgg ñoo jekkali ki ñu dénk nag nga xamante ni moom mooy secrétaire général chargé du transport ferroviaire moom dafa mel ne dañ ko ne daal yow ñaddal ñu gaa yi ñu rendi leen et que ñun nag du ñu nangu loolu ndax fii cheminots yi amuñu maam budul bañ lañu lim bokkuñu ñi nga xamante ni xëy na peut-être seen maam dafay nekkoon pour leneen di def leneen
wor ay ñamu tollaloon jamono ñun nag fii amuñu maam workat ñun ay maam yu taxaw doon xeex ngir am ngor di xeex ngir dëkk bi taxaw réew mi baax di xeex ngir li nga xamante ni moom la ñu am ak néew ñu ñoŋal ko moom dañ ko dénk chemin de fer pour que mu defar ko ba mu toogee loolu la wax lu mësul am ñu nommé un secrétaire chargé du transport ferroviaire benn bëñ buñ la ko dénkee jox la socc bëñ bi dafa war a weex mais moom c'est le contraire dafa mel ne moom dafa ñëw rek ne la ma mere woon cheminots yi ca ba mu fa jaaree ñu def stage la ma leen mere woon loola nag occasion ngi nii pour nu fay ko waaye du ñun ak moom ñëw mere woon dem nañu bu yàgg te ña nga ci ay taraanga alhamdulilah rabbil alamin alors su fekkente ni mer moomu la denc ba léegi ba ñu ko jiital jàpp ne buñ ko dénkee cheminots yi mu faagagal leen juum na et il s'est trompé d'adversaire parce que moom dañ koo dénk pour mu defar li am nii ren muy maanaam train Touba bi nga xamante ni dawul du gàcce cheminots yi de gàcce la ci ñi ko def ndax am na koo xamante ne tey du dem màggal ndax loolu ndax ku daan jël sa kër tëj ko ànd ak sa njaboot yëpp ñëw dugg ci train bi dem màggal ci jàmm ñëwaat ndax nga natt ko ci këni kat wax dëgg yàlla waa DBF at yi passé yëpp dañuy defar raay ba mu baax waa PTB teg ci tax saxaar dem Touba yóbbu nit ñi ci jàmm dellusiwaat ci jàmm 0 accident 0 mort kon nag ñoo ngi jël population bi en témoin que ni lu xew ci màggal gii ñaanuñu ko yàlla ci yoon yi te mësul xew rek xam nañu ki est responsable donc camarade loolu laa doon wax maa ngi leen di sant leen gërëm di remercier ñëpp.